Balla Diouf fekk nañ la fi tamit Ouest Foire keroog yaakaar naa ne jël nañ la place du souvenir am nañu waxtaanee ci société bu bees bi mais booba affaire xawoon na sant Guèye son bi ma bëgg nga ñëw andi ci ay leeral askan bi waaye nag dinaa waxtaan ak kii Mamadou Aly Ndiaye ci loolu noonu ñu ngeen décortiquer ma combat bu am solo muy Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier mais dañuy njëkkee ci sa société bi nu mu tuddati Balla Diouf sécurité. waaw maa ngi lay nuyu de la ziar. salaamaaleykum Lamine maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di wax ni dañuy sant yàlla rek tey bu ñu demee ba mën a góorgóorlu di teg dara di ko wattu di góorgóorlu pour mu jëriñ ñeneen kon sant yàlla la tey ñun mbër lañu woon nekk ci làmb def ci carrière xëy na nag carrière bu gàtt lañ ci def yàlla def ñu nekk jeune ba pare teel ci génn dese suñu doole dese suñu xam-xam. Et comme ni ma koy waxee Sénégal ñun on est les plus jeunes retraités du Sénégal à 45 ans 40 ans nga retraité amoo benn source de revenu donc boo xalaatul dëggantaan rek dem spécialisé wu ci yenn forme de corps de métier yi rek après doo ci génn donc man nag je suis que ba mu bàyyi bëre ma xam ne dese naa kàttan et le monde de la sécurité def mu mës a neex. Donc voilà noonu laa jógee dem defi sama formation au niveau du gendarmerie Colobane def sama formation ba génn at sama diplôme at sama carte professionnelle donc ci noonu nag laa ne comme man damaa jóge ci benn monde muy le monde de la lutte et ma yàgg ci trop def ci carrière màgg ci ba àgg ci fu sori donc gis jafe-jafe at gargar yi jeunes lutteurs yëpp di dund. da ngay gis mbëri dañuy sacrifier seen lépp ay xale yu ndaw di ji bëri yi mbapat di entraîner ji yaakaar ci làmb te du ñëpp mën a réussir ci làmb donc ba may def lii objectif bu njëkk moo doon tey su ma ko defee ba pare ba mu réussir ma xam ni kat lii métier bu wóor la métier bu noble la ma defaat retour aux sources mooy tey ñëwaat ci làmb ji di fexe di sama jeune frère yi nga nekk ci làmb nga xam ne léeg-léeg ñu année blanche léeg-léeg at bi duñ ci am combat léeg-léeg boo xoolee écurie yi mbëri mag yi rek ay am combat léeg-léeg mbëri ndaw yi dañ leen di fàtte mbëri ndaw yooyu ñu leen di sensibiliser ñuy dem di defi formation di nekk professionnel nga xam ne même bu làmb tëjee wala làmb amul wala ñu def saison blanche avec seen carte professionnelle dinañ mën a exercer seen métier bi nga xam ne tey dina leen permettre ñu am beneen source de revenu dina leen permettre tey ñu am métier te damay gis Sénégal bu élection ñëwee ñu jël mbër yi jagaroo leen après abandonné leen bu lu ku xewle ñëw sàkkatoo mbër yi dem sa yoon na mbër yi léegi doon professionnel sama message bi may lancé mooy mbër yi doon professionnel ci noonu laa taxaweelee suma benn agence de sécurité garde rapproché et tout donc nag jëmm ji mun naa wax ni moom a njëkk a jox contrat donc ba ma ci nekkee di ci dox di ci wax yàlla defoon na ma nekk ci benn société nekk fa directeur société bi di liggéey amoon fa équipe bu bari di leen gérer donc ba ma demee ba war a taxawal suma yëfu bopp tombeek yàlla defoon ñu ci doon waxtaan lu bari mu ma ciy xelal donc ba ma demee ba taxawal ko moom moo njëkk a taxaw Mamadou Aly Ndiaye ne ma kat boy ñun suñu quartier bi vraiment dinaa jóg jël sama tànk wax ak waa quartier bi ñëpp te quartier bi ku xool fii ay kilifa rek a fi dëkk wax dëgg yàlla mu jël tànkam dem gis wax ak waa quartier bi ñëpp jox ko accord parce que fii mu dëkk nii ñëpp ko fee jox cër parce que lu baax la fiy def di assainissement yi mu sonn ci fexe ba koñ secteur bi yëpp am ay làmp donc waa koñ bi tamit jox ko bopp ba mu ñëwee waxtaan ak ñoom vraiment xamuñu ma woon ñu ci bari xamuñu ci mbër lañ ma xamee woon ñi ngi doon dutewu mais yàlla def na ni ba ko ñëpp joxee bopp mu ne ma kat boy affaire yaa ngi lii la ñu bëgg nii lañ ko bëggee nii la demee bañ ñëwee ba premier jour bi ñu fi àndee baliser terrain bi xool ma ne ko c'est possible et puis ñu déglu nag ànd ak moom porte à porte ci kër yi déglu vraiment jàmbatu waa quartier bi yëpp ñëpp quartier bi foo dugg ñu ne la nelawatuñu ndax sonn nañu bul tey bu dul fii suba fële la insécurité bi vraiment jaaxle gi ñu leen fekkoon moom at yéene bi mu amoon ñoom ñuy tëdd di nelaw wax dëgg yàlla ma jël jaaxle boobu at yéene bi yëpp def ko sama yitte vraiment ànd ak suma gars yi depuis
pratiquement presque 6 mois bientôt 6 mois ñi ngi ci quartier bi te wax dëgg yàlla Ali ba mu ñëwee dugg ci quartier bi wax dëgg yàlla ñëpp luñ ko wax mooy ñi ngi nelaw ba yandoor ñi ngi vraiment sunu xel dal na léegi et vraiment tout ça c'est grâce à lui ma ko ci remercier parce que moom moo njëkk a ubbi buntu yi ba ma mën tey di amaat leneen ak leneen di gérer yeneen waaw sant léegi yéen lépp luy manifestation rek bu ñu leen ci woowee bu ngeen déggoo ak ki nga xamante ni moo koy organiser ngeen ñëw da ngeen di ñëw liggéey ak moom. lépp lu fépp fu ñu soxlaa sécurité ak sécurité bu ñu mënti soxla bu ñu contacter incha allah dañ leen ko defal nu mu bëggee parce que équipe bi bëri na yaatu na parce que ñii ci gardiennage lañ nekk ñii ñi ngi ci garde rapproché ñii ñi ngi ci événementiel ñii ñi ngi ci sécurisme ak sécurité incendie donc yaatu na volet yi yaatu na. ñi ci nekk ñëpp ay professionnels lañu boo xoolee ñi nekk ci côté juste côté garde rapproché bi pour te dire ñëpp c'est des agents professionnels vraiment yàgg ci métier bi parce que fa laa defee formation donc dañu dem ba ñu am benn équipe bu ñu tuddee Family Krav Maga donc bu ñu ku soxla woon tey événement lu mu rëy bi ku soxla woon ba 5000 éléments tey am nañ foo xam ne mën nañ fa fourniru ay éléments professionnels boole koog suñu éléments yi ñu yor ñu ànd ak ñoom liggéey. mais ku bëgg a jot ci yéen day woote sa numéro wala am ngeen numéro. waaw am nañ numéro différents numéros mais pratiquement ñu bëri sama numéro la ñuy woote parce que comme man lañ ciy gën a xam donc maay personne morale bi donc man lañ ciy woo ñu ci bëri maay discuter ak ñoom donc yóbbul leen suñuy prestation de service bu ñu apprécier ñu waxtaan discuter bu ñu déggoo ci ay modalités ñu signer contrat et puis ñu commencé liggéey. sa numéro est-ce que mën nga ko joxe. waaw 77 802 19 44. ok merci beaucoup. ñu ngi ñëwaat ci yow. ci joxe information bi nga xamante ni mi ngi koy joxe surtout en temps réel tey lu mën a xew ci dans le monde du sport rek leneen lu mu ci mënti doon rek dañuy dem YouTube et tout de suite gis wax dëgg yàlla Lutte TV jox la information xam ne ñu ngi koy soxla loolu liggéey la du ay caaxaan ça veut dire que ni fu ñu leen fekk rek yéen a ngi perfectionné li nga xamante ni tey jii moom mooy si liggéey ci wàll yëpp li nga xamante ni gaa yaa ngi koy wër gisuñu ko bëgg ko xam nañ ko xam di ngeen dem dox ko ba ngeen xamante ni rek lépp lu rek amateur wala supporter di poser question ci nitam wala ci mbërëm wala ci mëntu rek ngeen fexe indi leen question yooyu loolu nag dafa nekk loo xamante ni du lu ndaw dañ leen ciy féliciter et puis di leen encourager. macha allah loolu am na solo. naka koñ bi yéen a ngi am sécurité instant. bon fii nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla xam nga yàlla def na lenn dëkkandoo jàmm ci gën te bokk naa ci njëkk sanc fii ci Ouest Foire bu ma ñëwee wax dëgg yàlla ñu dalal ma ñu sanc fii nekk fii koñ bi nag di màgg parce que man bi may ñëw fii daanaka fii yëpp dara amu fi mais gis nga tey dem nañu ba nga xamante ni tey Ouest Foire tey bokk na ci quartier yi nga xamante ni wax dëgg yàlla quartier yu noble yi ci fii ci Ndakaaru parce que ci kilifa la parce que kilifa yi dëkk bëri nañu tey bi yàlla defee nag tey ni nga ko gisee nii mu nekk quartier kilifa nit ñi xam ne fii tamit ay nit ñu baax yi fi dëkk sàcc yi bëri fi lool wax dëgg yàlla te boo xoolee comme li ñuy wax naan dëkkandoo jàmm ci gën parce que man dama fokk samay dëkkandoo boo dee xool secteur bi yëpp ba mu daj sama kër moo fi ëpp sécurité parce que yàlla def na man bi may tabax sama kër toujours rek dama doon prévoir sécurité bi nga xam ne nit buñ la ubbilul kër doo dugg yooyu yëpp dama ko doon prévoir bi may tabax donc tey sama kër ku ñu ubbilul bunt bi mënoo yéeg fenn ba jaar fi parce que dama ko sécuriser sur tous les plans mais yàlla def 6 mois yi ma fi toog ci Covid bi ça m'a permis de voir les choses autrement xam nga fii damay teel a jóg parce que damay teel a tëdd ay 5 heures du matin dina ma fekk jóg 6 heures nga génn bu ma génnee ci biti damay jàkkaarloo gaa yi fii damay gis nit taxaw fu mu leem dëgg ma ne loo fi def nga gis ñu daw lu tax xëy na peut-être dinañ gis ponkal mu génn ci kër lu ngeen fi def ak peut-être que ni ma koy waxee ñu dem nga yeew wala nga jóg nga yeewu suñu dëkkandoo yi ku ci nekk sàcc yi démb dugg nañ sama kër sàcc nañ sama télé niñ koy defee d'une manière boo xamante ni wax dëgg yàlla c'était pas raisonnable boo lay wan ne xam nañ ni fii c'est très calme kër yi di ci ëpp ay jigéen ñoo fi dëkk donc ñu ci profité nag di leen bundu xatal Balla Diouf nekk sama rakk wax dëgg yàlla yàgg nañ trop
ci ba muy nekk mbër di préparer combat ñu koy jàppale wax dëgg yàlla te bu ko topp parce que am na leen loo xam ni comme dama la koy wax toujours Moustapha Guèye dañu yàgg bokk nañu carrière mu nekk sama xarit nekk sama doomu ndey pour dëkk ne lu mos a dugg rek maa ngi ci biir du dëgg xëy na peut-être que ni rek léegi lañ fiy nekk peut-être di wax mais avant peut-être que ni sax daaw ñu gis mais liñ daan def dafa bëri lool tey yàlla def Balla bëre ba bàyyi bëre ma gis ci moom ay qualité yoo xamante ni qualité nit la parce que Balla c'est un manager ci sa façon de faire le sens de l'écoute mu leer na ma ni kii tey ku ko tàllal loxo mu dem te yàlla def na comme mu convertir boppam nekk ci sécurité di am entreprise bi mu doon liggéeyee nekk fa vraiment le gérant di gérer société bi muy dox comme il se doit mu nekkoon nag Balla tey ak yow tant autorité ak li ngay def ni tey war nga mën a créer sa yëfi bopp nga liggéey mu ne ma grand mu ne ko oui mu ne ko da ngay def les démarches rek lépp loo gis rek il faut que nga commencer administration bi d'abord sax di que ni ut des papiers li lay permettre que ni tey jii nga mën a légal ci loolu ngay def noonu malgré que yaa ngi liggéey mais parallèlement créer ko petit à petit bi mu ko defee comme yàlla def na aussi sama koñ bii fi ñu dëkk Ouest Foire yàlla def na mu nekk koñ bu doy waar sax ci bëri lool ma ne nag dinaa waxtaan ak waa koñ bi yëpp bi ma waxtaanee ak waa koñ bi yëpp kër gu ci nekk ma dugg ko waxtaan ak borom kër gi ñu rafetlu ko lool parce que certes am na fi ñoo xam ne tey mën nañ jël agent di ko fay mais lañ daan def agent yi ñu daan jël di leen fay bu guddee agent yi dañuy nelaw fii ñu dugg sàcc kër gi donc dem nañu ba amatuñu confiance ci kenn ma di leen nag man li ma leen bëgg a proposer tey mooy nit koo xamante tey professionnel la ci li muy def ak des agents yoo xam ne ñoom ils ont été formés pour nekk agent de sécurité soit de jour ou de nuit ou protection rapprochée ñu ne ma mën nga ñu assurer loolu man leen bien sûr Balla Diouf mii moom mooy le responsable moral de la société te tey moom mooy assurer sécurité agent bu fi mënti nekk aussi dana ko topp ñu nangul ma ko biñ ma ko nangulee nag wax dëgg yàlla ma waxtaan ak Balla Diouf ñuy étudier terrain bi comme ni ma la koy xoolee boo xoolee ci angle bi fi ngay gis nii mu def boucle ñëw ba nii def nii ñëwaat ba fii buntu kër Assane Ndiaye parce que Assane Ndiaye waaykat xam nga fii la dëkk ñoo bokk koñ mu nekk suñu grand bu baax aussi di ci jàpp bu baax a baax parce que tey li tax ma ne da ciy jàpp bu baax mi ngi bàyyi xel bu baax agent yi nga xam ne tey ñoo fiy liggéey toog ba mu yàgg génn wàcc xam ni tey ñii ay agent lañ dañuy daal seen doole mu dugal loxoom ci poosam booy jàpp leen ci lii parce que aussi kontaan nañ ci liggéey bi loolu tey boo gisee loolu nit du moom rek moo dëkk ci koñ bi mais nit la koo xam ni kilifa la ci réew mi un exemple ba nga xamante ni bu gisee xale boo xam ne tey mag ni ñi ngi daan seen doole tamit mu kontaan ci dafay wane boppam mu nekk aussi tamit lu ñuy rafet la parce que lu ñuy xaar la ci suñu secteur bi man aussi yàlla may ma nit ñi ba nga xamante ni tey bi nga xamante ni li nga xamante ni tey manqué woon na fi mooy éclairage wax dëgg yàlla ma fexe gisee ak waa Sénélec yi de passage du remercier vraiment Abdoulaye Sow bu Sénélec wax dëgg yàlla jàpp ci parce que bi ñu toogee fii lamp yi brûlé woon mu ñëw changé na ko lamp yi woon interne mu ñëw defal ñu ko ba fan yi aussi waa mairie bi aussi ñëw vraiment jàpp ci ba nga xamante ni bi ma ñëwee nii li ma njëkk a xool rek mooy lamp yi fi tàkkul woon yëpp jënd ay ampoule woow tamit waa mairie bi ñu ñëw defal ñu yëpp ba gis nga boo ñëwee gis nga léegi koñ bi nu mu dee plus de sécurité li ma ci gën a neex mooy tey peut-être am na loo xam ne waxoon naa ko balaa may dem dinañ leen assurer seen sécurité te tey ñi leen di liggéeyal du woon ñi nga xam ne tey dañuy liggéey di nelaw ba ma ñëwee nag koñ bi yëpp wax dëgg yàlla ne ma ñun kontaan nañ ci taxaw bi tey guddi daawuñu nelaw mais tey dañu kontaan ci liggéey bi ci professionnalisme bi te leer nañu tey mën nañu nelaw ba yandoor parce que tey am nañu sécurité kontaan nañ ci agent yi kontaan nañ ci Balla Diouf parce que mine de rien même bu fekkente ni agent yi ñi ngi fi di liggéey da ngay ñëw ci guddi gi gis Balla Diouf saa yoo ko gis mi ngi ñëw di xool ndax agent yi ñi ngi en place ñi ngi liggéey toog ak moom ba yenn heures yi peut-être ba ay 5 heures du matin mu ñibbi des fois mu toog fi ba 7 heures et puis nag nit ñi di ko gis ñu ma koy wax je suis content et fier parce que tey am na ay qualités yoo xam ne tey gis naa ko ci nit ne ko lii ci yow la nekk te tey il a la possibilité nag bi nga xamante ni tey nag wax dëgg yàlla di ko exploiter di ko exercer ba ñëpp di ko rafetlu beneen bi aussi xam nga li ñuy naan nit magam Moustapha Guèye yàqu ci dara
bi mu gisee aussi liggéey bu rafet bi Balla Diouf di def tey mu bokk ci Luc Nicolaï Enco wax dëgg yàlla gis nga léegi lépp lu jëm ci mbirum organisation wu tey Luc Nicolaï Enco wax dëgg yàlla aussi ñu ko ciy jox ay prestations ça veut dire que ni tey mi ngi màgg nank-nank comme on dit c'est du donnant-donnant donnant-donnant bi nag mooy tey dañ lay jox lu ndaw lañ lay jox dañuy seetlu aussi yow ni ngay liggéeyee ndax doy nañu wala doyuñu donc il a du pain sur la planche tey je pense que ni tey Sénégal il doit Balla Diouf comme quoi que ni tey pousser ko mu dem parce que tey lu ne def na ko ci làmb ni ci correctam ci sérieux am ci bëgg làmb ak ci son ardeur le fait aussi d'être un champion bu ñëpp bëgg tey bu demee ba convertir je pense que ni il faut que léegi ñu am culture ne kii c'était un ancien champion boo xam ne tey dafa bëgg dara ñu jàppale ko c'est bien beau naan waaye mbër yi de amuñu retraite def ñu dara mais il faut que nit ñi aussi naan mbër yi nga xam ne bëgg nañu dara reconvertir encore pour bëgg am dara ñu jàppale leen te loolu je pense que ni tey Matar Ba le ministre des sports peut-être que ni bu ma déggee li may wax aussi na ci bàyyi xel moom it ñu ngi koy xaar wax dëgg yàlla ci Balla Diouf sécurité tamit mu jàpp ci parce que ñoom ministère je pense que ni aussi des fois dinañu soxla ay agents ay gardes rapprochés il faut que muy bàyyi xëy Balla Diouf parce que dans sa domaine ci li muy gérer am na ci un élément boo xamante ni tey moom moo ubbi yëfi boppam wax dëgg yàlla bëgg dem ñu ngi koy xaar aussi moom it mu jàpp ci ak aussi képp koo xamante ni nag tey ci gox boo mënti nekk bu fekkente ne rek am nga jafe-jafe sécurité wax dëgg yàlla parce que ni tey boo woowee Balla Diouf je pense que ni voilà dina indi solution à votre problème. ok loolu am na solo xam naa ne xam nga ko bu baax combat yu mu bëri ban moo la ci gën a marqué. combat yu mu bëri. waaw moom Balla Diouf. contre Modou Lo. combat boobu na mu ko abordé baaxul. waaw xam nga tey combat boobu ñàkk na ko mais peut-être que ni aussi nekk na ci combat yi ma gën a neex ci moom ça veut dire que ni combat boobu tey peut-être que ni dafa bàyyi yoonam li wolof di naan ndox du bàyyi yoonam. waaw tey Balla da daan ñëw di dal et puis du la may dara mais jour boobu par contre dafa bëri consigne ba nga xamante ni la mu daan def la bàyyi. donc comme la mu daan def la bàyyi nag peut-être que ni nag moo taxoon te nag loolu am mais bu ñu jógee ci loolu aussi je pense que li nga xam ne nag tey moo tax nit ñi xam ne nag ne vraiment Balla Diouf mi c'est un champion hors pair c'était contre Bathie Seras parce que Bathie Seras jamono jooju dafa tëwoon ci làmb ji lool. amoon benn defet yaakaar naa. waaw amoon def te wax dëgg yàlla ku mu bëree wala boppam mais. Balla ci jom ji ci am lu muy bañ. ne woon xaw ma kan waaye Bathie Seras mi du ma daan waaw te loolu mu doon wax noonu du ko dund ci làmb ji je pense que ni combat boobu jël yi ci amoon bëri na lool. fàtte na sax combat bu date bi moom fàtte na date. waaw moom sax fàtte na date mi mais je pense que ni bokk na ci combat yi nga xamante ni tax na tey nit ñi gën a naw Balla Diouf parce que Bathie Seras c'était quelqu'un c'était vraiment un champion hors pair. si ni ma ko abordé baax na boo xoolee sama combat ak Modou Lo dugg si bi ma dugg si esaat tuus bi ma tuus. lagaat bañ a lagaat la xew ca làmb ja ba arbitre sifflé boo xoolee boo seetloo ni maag Modou Lo presque taxaw nañ 10 minutes kenn laalul sa morom c'est parce que man maa ngi woon sama élément mais comme ni ko champion du monde waxee boo nekkee ci écurie ñu lay tàggat xam la bu baax xam say qualité yàgg ñëw ci combat jàgg la jox si consigne ngay dem bëri di daan léeg-léeg nga yàgg dem ci combat dem ak sa xole bopp di bëri di daan mais day am combat yoo xam ne événement bi at dayo combat bi day tax ña ngay àndal dañuy xam sa capacité mais da consigne ya ngi lay jox non foog nga respecter ko à la lettre parce que sama combat ak Modou Lo wax dëgg yàlla bàyyi naa suma mën parce que man combat bi sama xelu bopp xeex laa ko préparé psychologiquement at li ma gëmoon sama bopp xeex laa ko préparé woon parce que combat la boo xam dama ne woon kii damay xeex ba gis bunt te avantage yi nga xam ne lépp moo amoon ci xeex jël naa ko teg ko suma côté moo tax ma taxaw déglu Modou Lo lu mat 8 wala 9 minutes ma door a dem commencé actionné te ba ma actionné automatiquement sama xel dafa dem ci consigne parce que dañ ma ne woon bul xeex bëreel xeexkat boo ko bàyyiloo xeex bëreeloo ko ah peut-être mën na cee am ndam comme mën na cee bañ a am ndam. xëy na dañu xam bëre bu nekk ci yow moo tax. waaw xam bëre bi nekk ci man moo taxoon ñu bëreeloo ma et xeex bi dafa am nu ñu ko bëggee woon ba loolu amee bëre moo ca toppoon
donc comme consigne bi noonu la demee woon bu ko sa loxo laalee maanaam bu ngeen xam ñoom gëmoon nañ ne dinaa dóor Modou Lo képp ku may àndal gëmoon na ni dinaa duma Modou Lo ñëpp xamoon nañ ko mais dañ ma ne woon bés bu ko sa loxo laalee bu kaawoog bu rëppeeg bu rëppul yëpp songal consigne bi loolu la woon. donc loolu laa bëre yàlla may ko ndam sama kaw donc tamit mu nekk mbër boo xam ne tey regretté wu ma sax ndam bi mu am ci man parce que il a su progresser ba jël roi des arènes lu kenn xalaatul woon donc loolu tey sentiment de fierté la boo xam ne nga bëreeg mbër mu daan la at defet nu mu méttee tey mu dem ba jël roi des arènes donc loolu sentiment de fierté la mooy ki la daan du cuune tey Ama Baldé bi ma bëreel tamit tey mu war a dem ba bëreeg roi des arènes tey tamit sentiment de fierté la ñuy am parce que tey ñi ñu daan gëm nañ ni kat kenn du ne cam tey ay champion dama mun naa toog ne tey ay champion ñoo ma daan et dama koy ndamoo Ama nekk suma xarit nekk suma rak Modou nekk suma xarit nekk suma rak tey nag yàlla def ma nekkoon écurie Fass jóge fa ñëw Yoff tey ma nekk Jàmbaar Wrestling Academy nekk Parcelles jege Papa Sow suma rak jege Modou jege ñoom Franc jege leen ñoom ñëpp mais loolu du tax ma ne fii laa bokk rek damay bàyyi côté sport bi parce que man je suis un sportif tey ku nekk am nga foo féete mais bu logique jotee ak dëgg waxee dañ koy wax Ama sunu rakk la champion la tey mun naa wax ni nekkoon naa secrétaire général association des lutteurs en activité pendant très 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 longtemps je suis à fréquenter tous les lutteurs et wax dëgg yàlla mbër yëpp ay borom baax la ñu mbër yëpp dañoo mérité tey ñu leen di défendre moo tax tey depuis longtemps ma gàddu flambeau défendre la dignité des lutteurs depuis longtemps man loolu mooy sama slogan tey kenn du xas mbër kenn du stigmatiser mbër kenn dootul waxati mbër dof la sama kanam parce que yooyu dama koy bañ te loolu laay défendre ba tax na tey défendre naa bépp mbër bu ma xam ne tey mus nañ la injustice mus na dal sa kaw wala mbër boo xam ne ñu ngi lay stigmatiser jóg naa ma wax ci tey sama rôle loolu la teewul nag ma nekk encadreur di encadrer sumay jeune frère ñoo xam ne tey on a cheminé ensemble muy ñoom Papa Sow ñeneen ak ñeneen Modou yàlla def na bëri nañ àdduna di dox ba yàlla boolewaat ñu fenn parce que nit ku nekk nit mooy tax nga jàpp nit tey bu ma jàppee Modou tey Papa Sow moo tax parce que papa suma rakk la ci làmb sama rakk la hors làmb. yéen ñaar sax da ngeen a mës a am complicité. dafa yàgg ba ñuy bokk ba ñuy nekk carrière dafa mës a am suñu diggante donc loolu mooy continuer ba léegi tey nag parce que Sénégal dañuy gaaw a jaxase ay nit ak nit Balla Diouf mi ngi ci Modou Lo wala mi ngi ci diw amul sens Modou Lo mooy dugg ci géew ba ak Ama Baldé donc loolu moo am solo tey man dama ñëw génn naa ci làmb tey yàlla def na ni nag maa ngi diriger sumay rak sumay xarit et ça s'arrête là et ça reste très professionnel tey dama ñëw pour liggéey ci làmb mooy tey jox chance samay rak mooy tey jox leen chance ñu dem def formation ba pare ñëwaat làmb ji nga xam ne tey ñoo ci nekkoon di bëre tey ñëw di ko sécuriser parce que tey am nañ ci benn lecture am nañ ci benn vision am nañ ci xam-xam boo xam ne tey leer nañ ñun mun nañ sécuriser làmb tey maa ngi ñaan à travers Lutte TV CNG ñu créé benn commission boo xam ne commission sécurité lay doon commission sécurité boobu tey mooy dem ba tey bu ñu amee ay défi de effectif policière tey ñu mën a budget tey ci li nga xam ne tey moom la CNG yor muy sécurité parce que promoteurs yi dañuy fay droit d'organisation donc droit d'organisation yooyu sécurité def ci waruñu indi rek médecin indi arbitre dañu war a indi aussi sécurité te tey làmb toll na foo xam ne war nañ dem ba tey géewu làmb at enceinte làmb at ay comment dire tribune officielle yeeg loge yi tey policier waru fa taxaw tey mën nañu wax ni tey ay garde ay vraiment homme de sécurité ñoo xam ne formé et cerné ñoo fa war a taxaw tey policiers yi tey mun nañ gérer bunt yi gérer fouilles yi gérer en dehors de l'État te loolu tey yaakaar naa ni buñ ci defee ay jàngat yu xóot mun naa wax ni tey dina wàññi bavure policières yi wala wàññi yenn problème yi di am ci biir État yi ñuy sànni lacrymogène ci biir nit ñi wala leneen ak leneen police bi nag ñu ngi leen di gërëm parce que tey Sénégal ñun ñëpp bu ñu mënee am jàmm ba mën a dox fu ñu neex. yàlla yéen du ngeen dóor tas nag sa gars yi am na ci ñoo xamante ne ku leen bëgg a lijjanti fa ngay caw de. non c'est que le problème est que sécurité dafa am solo affaire bu noble la sécurité du buuxante du affaire doole sécurité organisation la ak communication ak comportement
attitude comportement tey kiy def sécurité ñu lay former dañ la former ci nit koo xam ne dina ñëw fekk la nga taxaw defoo ko dara mu saaga la yëpp dañuy xool sa attitude nit dina jóge fee ñëw dóor la automatiquement dinañ xool sa attitude yooyu yëpp dañ ciy former nit. sécurité calme la ak sérénité logique nu mu tudd ci sax esprit tranquille mooy nit nu mu ñëwee war nga mën a wax ak moom ci njëkk ak teraanga la communication am na nooy wax ak moom dina xam ne kat kii liggéeyam lay def te lii moom mu bëgg mënta nekk bu loolu yëpp amul mu dem ba war a ëpp loxo tey moom ci wàllu boppam jàngal nañ ko loo xam ne mën na loo xam ne mën na maîtriser nit ki ba bruit du am mu teg ko fa mu ko war a teg ñu war a ñëw wax ak moom aspect sécurité loolu la mais du doole wala nit ki daf ma saaga rek dama koy wan ni lii laa jàng déedéet calme la ba pare te dañ nit ñi ñuy indi formé na leen ci loo xam ne tey mun naa wax ni wallahi azim boo leen fekkee ñu taxaw ñu dóor la sax dañ lay xool parce que nit boo ko dóoree moo ëpp la doole fuuf mën laa lem taxaw di la xool war ngaa xoolaat sa bopp. ok loolu am na solo loolu nga doon wax ci sécurité waaye am nga ay jigéen yu doy waar nag mais fi ma bëgg ñu waxtaan ci combat Balla Gaye jigéen ñi kay non man moom defuñu ma dara waaye keroog damaa gis fañ jaar ak waa jooju rek fañ jaar ak waa jooju. non xam nga ñoom tamit waaw xam nga ñoom dañuy jot ay instruction tey bu ñu waree liggéey fenn dinañ fa ñëw 2 heures de temps avant kenn di fa ñëw su ko booxee ñun dinañ teg suñu plan de travail nii la ñuy liggéeyee joxe mot d'ordre bi ba pare ku nekk dem léegi day am koo xam ne mooy superviser liggéey bi ku ci nekk tâche bi ñu la jox boo ko defee xam nañ dañ lay évaluer parce que bu ñu delloo au niveau de l'école dinañ lay évaluer ci performance liggéey bi nga def ak défaut yi nga def loolu mooy waral tey chaque agent ñu lay rectifier tey loolu moo waral tey ñoom bañ fa nekkee ay jigéen lañ naam mais ay jigéen yu forte lañ ay jigéen yoo xam ne wax dëgg yàlla boo gisee seen formation tey bu ñu taxawee di nga leen jox cër parce que li góor ñi def loolu la ñuy def tey xëy na commandant de brigade police point 1 ànd ak seen i équipe ñoom ñëpp ñëw nañu am na ñu bëggoon duggee ñoom ñu bañ parce que présenté wuñu woon seen carte finalement demoon na ba foo xam ne présenté nañ seen carte dëgg la ay homme de loi lañ ay policier lañ mais ñoom nee nañ du ngeen fi dugg parce que voilà parce que ñoom même bu ngeen nekkee policier nekk président de la république dañ jot ay instruction bañ ma woowee ma ñëw waaw commandant de brigade bi xam naa ko xam naa policiers yi ñoom ñëpp xam naa leen donc bañ ma expliquer ne ma vraiment kat ñun suñu liggéey la ñuy def dañ ñëw pour couvrir nii mais c'est éléments yi dañ ñu ne duñ dugg donc dama dem wax ak éléments yi ñëw dem baalu leen en tant que kilifa en tant que ñoo xam dañ ñëw di def seen liggéey baalu leen ak wax ak éléments yi parce que xam naa ne tey mënuma wax ak leneen éléments yi lu dul ñaan leen parce que dafa am ay directives yu ñu jot te directives yooyu man maa ko war a gën a respecté ñoom tamit ñu war ko respecté parce que bu fekkee dañ leen ko jox yow respecté woo ko bu kenn ñëwee nga ne ko non non bàyyi ko mu jàll bu yàggee agent bi ci boppam day frustré wu et puis su boobaa liggéey bi du tegu ci yoon donc da ngay ñëw ñaan leen ci njëkk ak teraanga ñu may la nga dem tamit baalu àq fële donc loolu yëpp ci liggéey bi la donc mënu si ñàkk ñoom tamit ñu comprendre ko noonu nekk ay professionnels aussi wax dëgg yàlla ma leen ciy gërëm mënoon nañ ñëw ne policier lañ indi bur bi yàq conférence de presse bi et puis du mujj fenn kan la ñuy wax agent de sécurité yi donc ñoom tamit maa ngi leen di remercier vraiment ci seen grandeur boobu ñu am seen calme fexe ba xam kan mooy responsable ñu woo ko wax ak moom loolu tamit grandeur la maa ngi leen ci remercier di remercier commandant de brigade police point 1 at ñi à tout l'ensemble de son équipe vraiment ci grandeur boobu ñu am. bëgg ñu dugg fa ak yow ak Balla Diouf yëpp mooy combat Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier combat la mu nga xamante ne tey Sénégal yi maanaam fi ñu ko war a tegaguñ sax teguguñ ko fa te combat bi ëpp na lool doye bi ëpp na loolu Balla Gaye Bombardier bëri nañ Bombardier daan ko Balla Gaye neen daf feebaroon Bombardier seet nañ ko Mbour Mohamed mu ne na faju yi ba wér élément boobu sax dama bëgg nga dugalal ma ko. kii ba nga koy daan ay mbokkam yëpp nee nañ dafa feebaroon Lirou Diane nee na dafa feebaroon revanche boobu loo ci wax. Lirou Diane moom. Lirou sax nee na moo jël revanche boobu. Lirou Diane moom bi mu naan Gambie Bombardier laa soxla. ay ree daf maa jàpp sax mais moom Lirou wax dëgg yàlla moom borom xol bu nice la cinéma la mais dafa feebaroon. waaw mais yow est-ce que gisoo loolu sax parce que. ah non biiram bi ni mu doon kiiwee. léegi wér na. wér na moom instant bi mu wér na moom borom INSEP. wér na ba wóor na léegi yow woo na wér na. ah wér kay def na ko moom kay feebar vraiment feebar du fi amaat moom. waaw léegi na ñëw may ko revanche ba xam naka la demaat. mbaa dina wër ci yow.
cette fois-ci. moom mooy seet du moom moo feebaroon moom moo wér na ñëwaat xool ba xam dama ne yow Balla Gaye mas nga dégg fenn fu mu ne nañ na ma boobu may revanche. nee na pare na pour bëreeg yow ak Gris Bordeaux Tapha Tine de ba ci Boy Niang. promoteur ko tere neex. ma instant bi libre naa aw ma benn combat. mais nag Balla pare na de Bombardier. waa léegi na ñëwaat. bu ñëwaatee. waaye da ngay delloo buum sa booy booy rek. dafa defoon erreur de jël benn coup bu mu warul jël. ma ni bi yoon ay coup lay jëlaat. benn la xam jëloon nga benn la jël. waaw bii ay coup lay jëlaat. ñi fi woo xeexkat ñëpp yow rek yaa ci rëcc. door ko benn na ma si woowaat. dañ ko boole Gris Bordeaux. daani woon guy rey ne waaye mënul këriñ. waaw. guy ga doon na këriñ. nga ne ko lëg gaaw na lool. mu ne Dakar du saf safaat ma ne ko bii day safaat. dama ko wax olof nag ma ne ko lëg gaaw na waaye atanul teg. olof yooyu xamu ko. neen na faju ji ba mu wér ñu andil ko ko faju na ba wér indilaat nañ ko lan ngay xaar ci combat boobu noonu nga wax ci sa xalaat après Mamadou Ali Ndiaye moom tamit bokk na ci ñi tàggat Balla Gaye combat bi passé lan lay xaar ndax Bombardier borom guddi mbër dafa mel ni yàkkamte na leen Balla yow sa xalaat ci combat. waaw combat la boo xam ne tamit tey fu combat bi ñuy waxtaanee tollu rek combat boobu weesu na ko parce que tey ku xam Balla Gaye ci làmb xam ne Balla Gaye kenn amul lu mu koy reprocher c'est une légende vivant tey mooy jeune boo xam ne tey ci histoire làmb âge son jeune âge mu nekk légende ba pare nekk ci biir làmb ba léegi bàyyiwul làmb ba pare légende la il a su marquer son empreinte tey ku xam Bombardier c'est le seul lutteur ci histoire làmb bu nekk ñaari yoon roi des arènes man de ci li ma xam ci làmb mosuma dégg ñu ne mbër bi nekk na roi des arènes ñàkk ko ñëwaat nekk ko ci moom laa ko mosee gis donc mu nekk mbër boo xam ne tamit compétiteur la tey fu mu nekk dollar boo xam ne tey bu yéegee yéeg na bu wàccee wàcc na mais mbër la boo xam ne il est imprévisible kenn mënu ko xaar ci lenn saa Bombardier saa yi ñu ne boo xoolee ñaari roi des arènes yi mu jël yëpp dañ naan xaaruñu ko woon donc mbër la boo xam ne il est imprévisible te tey mbër la boo xam ne am na fit ragalul am na doole ragalul te lu taxaw ci kanamam yaakaar na ni moo la mën ñu bokk tempérament boobu mook Balla Gaye yàlla def ñu njëkk a bëre mook Balla Gaye mu jël roi des arènes deuxième roi des arènes mu jël ko ci Balla Gaye Balla Gaye nekkoon ci ay situation yoo xam ne wax dëgg yàlla ku xooloon combat boobu da nga naan logique na Bombardier daan tey Balla Gaye nekkaat ci logique gu conquérir roi des arènes di ko wutiwaat dajawaat ak Bombardier ci yoonam mi ko xañoon te kon tey combat bi am na beneen un plus boo xam ne seen premier combat sax amu ko woon donc combat la boo xam ne mun naa wax ni combat bu dangereux la ci ñaari mbër yëpp parce que ñaari mbër yëpp instant yi dañu bëgg reconquérir seen roi des arènes parce que Bombardier nee na pourquoi pas mu jëlaat ko 3 fois Balla Gaye 2 nee na moom pourquoi pas li Bombardier def moom mu def ko moom muy xale donc ba tax na combat boo xam ne dina yéeme de. Balla Gaye dafa mel dafa teel a diisal combat bi moom jour bi combat bi da taxaw moom dañu moom ñaari revanche lay jël si daan bi ñu ko daanoon ak couronne bi ñu nangu ci moom. waaw donc xam kon moo tax xam nga loolu de Balla Gaye dafa nekk mbër boo xam day ils aiment bien se mettre la pression moom day teg boppam pression boo xam ne da koy jaral moom mu xam dayo combat bi moom noonu lay nattee combat parce que mbër bu nekk da nga am nooy nattee combat Modou Lo calme boobu muy calme toog mel ni combat bi intéressé wu ko noonu lay nattee ay combat am at ay adversaire am Balla Gaye day teg boppam pression bu bëri teg Sénégal ñëpp pression du show sax mais c'est une manière natt boppam natt dayo combat bi at lam ca war a def parce que yooyu pression yooyu muy am mooy tax muy am détermination donc pression boobu détermination la ciy wut donc boo taxee tey bu nee ñaari revanche lay jël kon tey ñaari pression lay am mooy kon double liggéey lay liggéey et ku xool Balla Gaye ci dernière année yi xam ne mi ngi liggéey boo xam ne bu amee continuité am suivi tey mun naa wax ni li mu bëgg ci combat bi at li mu bëgg a def xëy na yàlla mun na ko ca àggale Bombardier tamit nekk mbër boo xam ne tey dafa dañ naan moo ay ci xale yi tey moom rek a fi nekk di daan xale yi donc voilà mi ngi noonu. waaw Eumeu Sène moo ko tëwum ci xale yi te Eumeu Sène du xale moom ak xale yi. liggéey boobu noonu lan la ci yokkaat pour mën a am ndam ci kaw Bombardier est-ce que mën na liggéey bu ëpp doole Bombardier. bien sûr xam nga Lamine xam nga li ñuy wax toujours rek dans la vie chaque chose à son temps boo analyser Balla Gaye
son retour ci làmb parce que comme on dit dans la vie reculer pour mieux sauter Balla Gaye dafa traverser des périodes noires dans sa vie dans le monde du sport tey ces derniers combats c'était pas Balla Gaye la ñu doon gis ñun xamoon nañ il était malade yàlla def na lu muy def nag c'est du passé mais boo xoolee son retour tey la ma doon wax jógu ci depuis bi mu commencé boo xoolee son combat contre Gris Bordeaux combat bu métti d'ailleurs combat boobu nga xamante ni tey mi ngi signé son retour malgré que ce jour-là Gris Bordeaux était plus près que Balla Gaye physiquement Balla Gaye il a su montrer comme quoi que ni il était là et il est en train aussi de signer un retour li may wax toujours nag damaa bëgg nit ñi di ci bàyyi xel Balla Gaye lu mu mus a wax def na ko. ci biir dana ko def. non déglu ma xam nga su ma la waxee loolu rek mooy que ni xam nga man su ma la waxee dara rek je te ramène aussi en arrière wax la li tax ma lay wax loolu contre Gris Bordeaux dinaa xeex ak yow Gris Bordeaux nañ ko xeex nañu ba jour boobu ko ni rek cons nañ ñu ko ni sax peut-être que ni Balla Gaye peut-être que li mu xeex Gris Bordeaux xeex ko contre Modou Lo adduna yëpp ne Balla Gaye pare na c'est fini jeexal na Modou Lo benn voyage la koy def il a su montrer comme quoi que ni le lion n'a jamais dormi il a signé un retour extraordinaire toujours rek pour wax la ni dans une performance boo xam ne rek daf koy def par étape jóge ci Gris Bordeaux ñëw ci Modou Lo montrer comme quoi que ni le lion est de retour gagner Modou Lo avec la manière amul détail parce que li mu def lépp rek c'était chose boo xamante ni c'était calculé de A à Z comme quoi que ni ça allait se passer comme ça tey son combat contre Bombardier Balla Gaye moo ko bëggal boppam xoolal ni combat bi ñëwee attention ah xoolal ni combat bi ñëwee Gris Bordeaux Balla Gaye coow li bari yàlla def Gris Bordeaux am ay jafe-jafe ak Gaston ñu ne ko Balla Gaye ñu jox la Bombardier mu ne jox leen ma ko parce que nekkoon na lu mu yàkkamti woon parce que lu mu bëggoon la parce que li tax li mu bëggoon la damay waxtaan ak Balla Gaye lu bari donc tey Bombardier nekkoon ci nag ci fin wu carrière presque donc du coup mu ne jox leen ma ko sans réfléchir moo lay wan ne nag li muy def xam na ko am na li mu bëgg certes bi muy bëree contre Bombardier il était malade ku xam Balla Gaye ci jamono jooju jarul sax wax on savait que ni il était malade Bombardier na sa xel dal parce que tey ki ngay dajeel Balla Gaye bi ngay dajeel Bombardier na tëdd mu xam ni li mu xalaat li muy wax noonu wax ju yàqu la ki muy dajeel nii mbër la boo xamante ni dara du ko jot ci jàmm ak salaam il va être prêt et moom ci boppam xam na ni tey dina am client boo xam ne du ko yàkkale parce que Balla Gaye sera prêt le jour J. tey su ma la waxee loolu dinaa la wax li tax ma wax la loolu boo xool bu ñu delloo on va dire il y a 4 mois en arrière boo dee xool Balla Gaye avant 4 mois 5 mois en arrière ak Balla Gaye tey y a une grande différence Lamine waxtaan nañ ci naa leen Balla Gaye bii tu verras que ni c'est quelqu'un boo xam ne plus le temps passe plus tu verras que ni il va changer et physiquement mi ngi liggéey nag nekk ci yoon boo xoolee Balla Gaye tey xam ne tey il a beaucoup changé et il travaille bien et de passage aussi du nuyu Guy qui est en train de faire un travail extraordinaire avec Balla Gaye tu vois donc pour te dire que nag il y aura une deuxième partie la deuxième partie ça va se faire en France avec Moussa Fall à l'UNICEF comme tu connais Inch'Allah rabbi ñu ngi xaar Balla Gaye. mais Balla Gaye est-ce que INSEPS la war a waajale combat bi Balla Diouf foog nga wax ci loolu parce que ponk lay bëreel te INSEPS su ko kenn gisagul ko fay génn di andi poids da ngeen bëgg mu andi même poids bi mu bëri woon ak moom. non du tout ça n'a rien à voir xam nga tey man li ma bëgg nga xam ko ci une préparation bu nekk rek dañuy tenir en considération adversaire bi ngay am Bombardier c'est un adversaire de taille ku bëri dafa bëri doole il est énorme mais tey Balla Gaye il doit falloir qu'il soit prêt énorme et très rapide c'est ça qui fera la différence entre lui et Bombardier et très souple c'est ça qui fera la différence te loolu dina ko am c'est pas une question de gabarit ni quoi que ce soit mais li ma la mën a garantir mooy
Balla Gaye incha allah bu yàlla defee jàmm ak salaam ba mu ñëw Paris ba ñibbisi fii xam nga waxoon naa la ko contre Modou Lo nee naa la li ngeen di naatable bis bu Balla Gaye wàcc seen Ndakaaru Njaay di ngeen xam ni que ni il est prêt mais dëkk bi tojoon na parce que foo sànni mbàtt mu tàkk. mais Bombardier tamit tojoon na dëkk bi demee bëri. mais comme xam ba muy bëreeg ñun tojoon na dëkk bi ça c'est une chose mais non loolu moom daanaka pare na ci. Bombardier. non xam nga bombardé loolu c'était une époque. ay 2002 yooyu. waaw ay 2002 parce que tolloon nañ ci mais tey Balla Gaye moo ci toll. te li ma lay wax nii nag comme li ma wax rek bàyyi ci xel attention man dama bëgg aussi bu may wax dara du supporter mooy wax c'est un technicien qui parle koo xam te ni tey jii lu ma lay wax rek daf lay leer ne dama koy teg fu leer nañ te tey li ma lay wax nii Balla Gaye combat bii jaral na ko lu nekk xam nga bi ñuy wax ci Modou Lo ne woon naa leen attention lii Balla Gaye moo ko jëlal boo ko bëggal boppam te moytul ma Balla Gaye bu bëggee daral boppam moom ci boppam mu bëggal ko boppam boo dellu si ci ginnaaw moom moo bëggaloon boppam Yékini wane na boppam mais attention Yékini ci làmb gis nga ku fi gën a ponkal Yékini ku fi def lu fi Yékini deful ci làmb mais ça n'existe pas mais tey Balla Gaye bi mu ko décidé il a montré que c'était un champion comme ni ko Balla Diouf waxee une légende vivante loolu yàlla ko defal yàlla ko may tey fi ñuy taxaw ñun mooy tey li mu bëgg moom possibilité yi mu bëgg ñu jox ko fexe ba nga xam te ni dana ci toog mooy que ni toog ci mooy yàlla defee mu ñëw UNICEF xam nga Moussa Fall yàlla def na ñëpp xam nañ ni c'est quelqu'un qui badine pas avec le sport et c'est sa vie il a été un champion extraordinaire tey loolu lay dund nekkoon fii ci Sénégal di gérer ci non ba loolu wax ju yàqu la jusqu'à présent personne ne peut décrocher ce record tey nekkoon fii IAAF la xaw ma la nekk fii di encadrer d'Afrique ba léegi record boobu kenn mënu koo dindi xam nga tey muy dund xoolal nekkoon fii Sénégal jóge fii nekk fi Sénégal liggéey fi lu yàgg bi mu dellu si waatee France l'INSEP dañ ko woo ne ko parce que yow on a besoin de toi on a besoin de parce que on a toujours gis nañu ni ngay encadrer la jeunesse te xam nga ni ku xam France xam ni France dafa gëm la jeunesse du dëgg indi ko donc tey muy collaborer que des champions hors pair champion du monde champion olympique donc tey lépp lu muy def mooy que ni rek xam nga un sportif il faut savoir partager et prendre l'avis d'autrui loolu yëpp boo ko boolee def benn synthèse pour li nga bëgg nga mën ko am donc ça veut dire que ni tey on va dire Moussa Fall mais c'est Moussa Fall la pièce maîtresse c'est Moussa Fall mais il y a d'autres techniciens yoo xam ne tey ñoom ñoo wër Moussa Fall te tey ñoo nar a wër Balla Gaye comme on l'a fait contre Modou Lo y avait que des experts yoo xam te ni tey ñoo koy wër en boxe musculation la lutte en matière de culture physique mais ñëpp bu ñu dajaloo wax dëgg yàlla toog teg la ci yoon mais doo gestu waay non xajuñu ci kenn radu gumba la yor de. nga ni. radu gumba la yor Bombardier radu gumba xàmmewul janj ak joor. non fii moom dina xàmmee janj ak joor. fii non Lamine maa la ko wax tegal fa janj ak joor fii moom dina ko xàmmee ba mu leer nañ xam nga li ñuy naan dina toog ba mu yàgg mu ne guddi buur na changer slogan parce que jour boobu du dégg loolu du gis loolu. ok loolu am na solo Balla fi ñuy jeexale mooy doole bi mu wax ni Balla Gaye mën na ko ëpp est-ce que gëm nga loolu. waaw c'est juste que lépp liggéey la rek lépp préparation la ça dépend ci athlète bi nga xam ne tey mooy préparer un combat donc ça dépend ci préparation bi muy préparer ak gëm-gëmu athlète bi parce que tamit doole mi ngi ci fit mi ngi ci xel doole nit mu yow Lamine mun nga mel nii nga mel nii nit am pesé 120 130 kilos nga ëpp ko doole fop nga ëpp ko doole nga nax ko ba daan ko ci doole wala nga ëpp ko doole. nga ëpp ko doole mooy c'est nga gën ko saignant nga gën ko sa muscle sa yaram ëpp énergie électrique gën ko électrique ba pare ëpp ko doole tey ku xool combat Gris Bordeaux ak Modou Lo ku xool Modou Lo forme bi mu indi keroog ba mu summee ko. seen deuxième combat bi. ku xool Modou Lo keroog forme bi mu indi
mais ñëpp xeeb Modou Lo stade bi ñëpp ko xeeb mais boo xoolee façon bi mu bëreeg Modou Lo bi mu bëreeg Gris at na ma ko daanee at puus ba mu ko puus Gris at fa mu dali nga xam ni keroog Modou Lo te jàppante nañu te Gris ci jàppante bi xam na ni ëppul doole Modou Lo te pourtant moo ko ëpp yaram fop moo ko ëpp maas donc doole du ci maas du ci yaram doole ci biir lay nekk doole ci xel lay nekk. kontaan naa ci yow Balla. jërëjëf Lamine maa gën a kontaan ci yéen. aywa looy tàggatoo. mais du ma def rek lu dul déjà di nuyu Sénégalais yëpp le monde du sport un petit coucou aussi à Moussa Fall mon ami mon frère comme tu connais la musique le trio tu connais Moussa Fall Mamadou Ali Ndiaye Champ le tigre de Fass en action tu connais donc yàlla def na ay nit ñu baax lañu du dëgg et puis di jàppale sportif yi di nuyu aussi Sénégalais yëpp aussi rawatina aussi di nuyu waa Ouest Foire xandaar côté cité bi ma dëkk ay nit ñu baax ñoo fi dëkk. non amaguñu nag équipe nootaan mais loolu dina ñëw parce que lii dund fii Ouest Foire ak lii yëngu Ouest Foire incha allah bu ci kanamee yooyu yëpp il faut nga xaar ko parce que bëri na ay possibilités mais nee naa la ay nit ñu baax ñoo fi dëkk ñoo xam ne wax dëgg yàlla bëgg nañu lu baax bëgg nañu avancer bëgg nañu lu set wax dëgg yàlla bëgg nañu aussi nit buy def dara tamit muy évoluer comme ni wax de passage aussi di nuyu suñu grand Assane Ndiaye mi nga xamante ni aussi wax dëgg yàlla yàqu ci dara kilifa la mais teewul wàcce na boppam bëgg ñëpp et puis nag bëgg nag lépp lu ñuy def rek ci koñ bi mu dugal ci loxoom et puis beneen bi mooy yàlla am benn kilifa bu mag boo xam ne ñu naan ko Thierno mooy Tall la famille Tall muy nekk kilifa gu mag sëriñ bu mag dëkk fii nekk suñu dëkk doo ñu am chance mooy ko waa famille omarienne pour te dire que ni rek nekk aussi ci famille Macky Sall nga nekk aussi ci bokk ci bras droit Macky Sall dëkk fii jàkkaarloo bi nga xamante ni tey moom it nee nañu fii Mamadou Ali lu ngeen di def bu leen ma sax tàggu xamal ni maa ngi ci biir man maa ngi seen ginnaaw wax dëgg yàlla parce que amuma lu dul fi ma dëkk te lépp lu ñu fiy def rek dama koy rafetlu parce que tey maa ngi ci ginnaaw xale yi lépp lu ngeen bëgg suba ba ngoon maa ngi ci loolu yëfu kilifa la te xam nga nag bu la yàlla defalee nag nga dëkk ak nit ñu mel noonu aussi mun a def aussi di leen sant leen di leen gërëm te docteur Thiam aussi dëkk fii wax dëgg yàlla aussi nekk bu baax Souleymane Thiam ñoom Guèye ak suñu maire ñanga ñi nga xamante ni aussi bokk nañ ci ñi fi njëkk a sanc fii ci Ouest Foire mais xoolal tey sant yàlla di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm mais ñu wéeru gi dama fan bu gudd ak mbas mi nga xam ne ñu koy dégg ci réew mi yàlla musal ñu ci ba nga xamante ni wax dëgg yàlla que ni rek nit ñi dinañ ci muñ activité réew mi nag aussi mën a continuer di évoluer mbas mi daal yàlla na dee et puis ministre de sport aussi wax dëgg yàlla gis nañu nag li muy def ci sport mais bëgg nañu aussi rek mu gën a góorgóorlu jàppale aussi le monde du sport ba nga xamante ni rek tey wax dëgg yàlla dinañ mën a am possibilité di def sport ñii di jàng ñii di liggéey en même temps parce que tey boo xoolee problème mu Sénégal bi ñu am mooy tey amul débouché en fait booy que ni tey mënoo jóg dara ni lii laa bëgg def ko c'est à la tête du client tey boo bëggee dara il faut que may doomu diw may xaritu diw nañ la booleeg diw pour nga am liggéey loolu dafay war a jeex te tey man ci sama xel bu gàtt ni Matar Ba philosophie sa façon de faire quelqu'un qui communique avec tout le monde c'est très bien il le fait très bien maintenant li ñu bëgg aussi mooy mu yokk ci rek mooy que ni tey fexe le monde du sport parce que bëri nañu ci nekk ñoo xamante ni tey c'est des sportifs c'est ay champions te wax dëgg yàlla amuñu dara jàppuñu ci dara mais tey war nañoo mën a am possibilité di leen insérer ci yenn services yi pour que ni sax ñuy mën a am ay revenus yoo xam ne tey dinañ mën a gérer seen carrière sportive donc loolu c'est très 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 important je sais que ni tey c'est quelqu'un boo xam te ni il est capable pour def loolu il est capable aussi pour jàppale parce que bëgg na ko daf koy dund te li muy def dans le monde du sport war na mën a tax tey ñu rafet njort que ni loolu mën na ko je pense que ni dafay nekk loo xam ni il faut aussi ñu koy wax di ko fàttali nit la comme tout le monde il est pas parfait mais je pense que ni tey sport war na mën a am ci yaakaar parce que li mu def war tax na tey ñu mën a am ci tey bokk na ci nag ki nga xamante ni tey c'est le meilleur ministre de sport que le Sénégal n'a jamais eu ça veut dire que ni tey bokkul ci ñuy nax sportif yi am na fi ñoo xam ni na ma yàlla baal ministre yoo xam ni naka si dul noonu fenn sportif rek lañu fi nekkee na ma yàlla baal te tey bokkul ci loolu li muy def ragal ko
il communique avec tout le monde et je pense que ni il comprend quand il a raison il sait qu'il a raison quand il a tort il est là et affronter tout le monde mais loolu yëfu kilifa la donc tey loolu rek lu dafa nekk loo xam te rek parenthèse la dañ ko doon dox pour rek mu bu bàyyi xel le monde du sport on a besoin de ça c'est important.